yi jërë ngeen jëf seen ànd ak télévision Futur Média ñu am mbégte ànd ak yéen ci xibaaru marax yi li ci gën a fës bokk na ci kàddu yu safaanoo yi Imam Lamine Sall yékki waa jàngu bi janook taskatu xibaar yi àddu ci sàkku ci njiitu réew mi ci boppam mu indi ci saafara ndax du guléet ci wàllu taxawaay woowu Abbé Alphonse Birame di àddu jëmale moom ci lan mooy Mardi Gras ndax ñi ngi dëgmal kooru chrétien yi Mardi Gras ca école Simon Fall niki it ca Ndar danañ leen ko dégtal niki ci wàllu jàng ak jàngale waa G20 ajandi nañ seen grève mot d'ordre bi kon aj nañ ko danañu dellu ca classe ya jàngi gannaaw G5 ci wàllu dem beeg dikk bi it jàppaleen ne prolongement VDN 2 bi ñetti fan ci weeru mai bi ñu dëgmal danañ ko ubbi yamook ñu dëgmal 142e appel Seydina Limamou Laye danañu gën a yombal ak ñoŋal dem beeg dikk bi foofu ca Cambérène ci xew-xew boobu loolu mbokk yi di li gën a fës ci xibaar yi nees gis ñu yaatal ko. gannaaw bi ñu leen nuyoo ziar leen mbokk chrétien yi dëgmal koor gi Mardi Gras bi dinañ ci ñëwaat waaye la ñu njëkk àddu jëmale ci conférence de presse bu ñu doon amal ca centrale des œuvres catholiques apostoliques de Dakar mooy kàddu yu safaano yu tukkee ci Imam Lamine Sall waa jàngu bi sàkku ci njiitu réew mi war a sàmmonte constitution ci wàllu diine bokk ci lool na ci indi saafara ndax dugguleet Farba Maroun Marcel Farba Maroun ànd ak Alioune Diagne teewe nañ conférence presse boobu. génnu Imam Sall bi ñu ngi koy gën di ñaawlu loolu waral église catholique daal di ñaax njiitu réew mi Macky Sall ngir mu jël ay dispositions moom mii di gardien de la constitution. yow suñu njiitu réew waaw naam gis nañu takkute gi nga takku ci li nga xamante ni moo di mbaaxu suñu réew te loolu njortol nañu ni di nga def sa kentulaay kattan ngir li ni mel du fi mës a amati te tamit ñu jël ci motuwaay ci wóor ba mot sëkk ngir daan ñi nga xamante ni ñu ngi def njombe yi ni mel. gannaaw ba ñu fàttali ne diine chrétienne ci cofeel ak baale lañ ko xamee autorité catholique yi di fàttali ne lii du guléet. kaddu yi nga xamante ni yëkkati na ko rek seetlu nañu ne du guléet keroog déedéet kaddu yooyu yëkkati na ko ci yeneeni jamono. niki ci meneen xarala bu tudd 2STV ci fukki fan ak juróom-ñaar muy tudde ci encore lii nga xamante ni moo di chrétien yi catholique yi. kaddu yooyu mënuñ ko jàppee ni ke juumte te baalum bi mu baalu itamit jàppewuñu ko li nga xamante ni yegg na ci xolam te gis nañu itamit ne kaddu yooyee jëmalewul suñu réew kanam. Imam Sall mi nga xamante ne baalu na dañ ko daal di convoqué tey mardi ca section recherche gannaaw plainte bu archidiocèse Dakar daal di déposé. CNRA moom daal di mettre en demeure média Walfadjri di exiger waale ay excuses publiques. donte Imam Sall moomu jéggalu na ñu jàpp rek ne Ligue sénégalaise des droits de l'homme feelu na waa jàngu bi daal di ñaawlu kàddu yooyu niki it ki fi nekkoon ay jamono njiitu groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar Moustapha Diakhaté seeni kàddu Habib Faye Diafara Ba ñoo ko tataan. xarnu di ko ñaawlu parce que pour ñu loolu du teggin du yar ci ku nekk kilifa diine ngay wax ci sa beneen diine di ko ŋàññ di ko remettre en cause. même ci fondement yi pour ñun loolu du waxu nit du waxu xel waxu ko dalul la parce que loolu du teggin sax ku nekk na li ñuy wax la comme diine kum wala diine Sénégalais daal di ko naqarlu di ñaan yàlla que état bi jóg ci def li mu war a def mooy ñu bañ a amati lu mel noonu ci ay wax. mooy président de la république parce que nag moom la ñu dénk réew mi bu fi musiba amee moom c'est de sa responsabilité moom mu taper sur la table pour que nag dérive yi nga xam ne ñu ngi koy seetlu muy jóge ci nitu diine. di jëm ci ay tarixa wala nitu tarixa jëm ci tarixa wala nitu diine jëm ci diine ñu dakkal ko parce que bu ñu ko defut mën naa jural musiba Sénégal. dama jàpp mooy kilifay diine yi seen bopp aussi dañ ci war a àddu parce que boo xoolee loolu li muy am nit ñi di ko naqarlu doo dégg benn kilifa diine gu ci wax. loolu ñoom itam damaa yaakaar ne bu ñu ci gàddoo wax ak seen mbooloo tere leen ñuy yëkkati kàddu yu ñaaw di ko jëmale ci yeneen tarixa wala ñuy jël kàddu yu ñaaw di ko jëmale ci yeneen diine jàpp naa ne bu ñu ko defee
dana mën a yombal dana tax Sénégal yi mën a xajoo. dañuy dellu àndaat ak abbé Alphonse Birame Ndour mi jiite paroisse Saint-Paul bu Grand Yoff dégg ngeen ay kàddoom ci njalbeen waaye bi yoon ci carême bi ñu dëgmal ëllëg lay tàmbali laata loolu yamook ci talaata ji ñu feete Mardi Gras année lan mooy solo si ak lu muy tekki ñu teewlu ay leeral. Mardi Gras boo ko déggee li ko waraloon moo di bañ a daan dugg cay koor ci jamono yu njëkk ya ma ngay yàgg si nit ñi de dañoo waroon a lekk lépp li nga xamante ni dañ ko dencoon te di koy jëfandikoo ay bésoo bés looloo waral ba ci bés googu ñuy daal di lekk yu duun di daal di lekk yu neer daal di xumbal daal di dund wax dëgg yàlla bés gu mujj gi laata ñuy dugg ci koor gi ak baneex bu mat sëkk bu rëy rëy loolu nag du ci wàllu diine déedéet mën nañu ne wàllu caada la rek wala wàllu aada du wàllu diine ba tax na Mardi Gras bi nga xamante ne ñu ngi koy dund may na nit ñi ñu am ay melokaan yoo xamante ni ci bés yu nekk du ñuy mel noonu moo tax léeg-léeg nga gis kenn soppi xar kanamam daal di déguisé wu koo xamante ni waaye defal yàlla la nit dong la daal di sol yërëb labbe wala yërëb gendarme wala policier wala avocat ñoom. ca école Simon Fall bu Rëbës moom xale yi namoon nañ Mardi Gras ñaari at yi yëpp amul ndax corona bi ba tax ci wàllub déguisement xeeti déguisement façon bu nekk ku nekk ak sa tenue Habib Faye Jaafara Ba reportage. Mardi Gras ci biir l'école bi ndaw ñi mbégte la ñu àndal colog cosaan amee nañ ko fi ku ci nekk ak bëla gënal. Tukulóor. naat. man cosaan laa sol. man cosaan. cosaanu lébu. ñoom ñëpp teew ànd ak itam seen i waajur. torop. gis naa la nga doon fecc. waaw. lu tax. neex ma rek. fecc bi neex na. waaw. Mardi Gras bi. waaw wax seen maîtresse. dama xaanee rek Mardi Gras bi neex na. fii bu ci nekk mën nañ ko fi gis moo xam bu lébu bi la séeréer ba joola am na sax ñoo xam ne ay tenue militaire lañu sol ànd ak mbégte ngir mën a féetali gannaaw ñaari at yoo xamante nit lu ko waral moo di Covid bi amaluñu Mardi Gras ci biir l'école bi. infirmière. ñu am Covid 19. waajuru ndongo yi mbégte lañu am ngir mën a solal seeni doom colin gi nga xamante nit dina mën a incarner benn personnage. bi tollee ñoom ñëpp ñu ngi ànd ak mbégte macha allah effectivement parce que def na 2 ans léegi kenn ci organisé wu ko à cause du Covid. parce que fii parents enseignants yi dañuy jël en charge xale yi dañ leen di toppatoo bu baax donc dañuy veiller ci seen sécurité. administration bi ne lu ñu namoon la. xale yi jàng ba pare bëgg parce que ñaari ñooy ànd mënoo di jàng éternellement. il faut que des fois ngeen wàcc décompresser comme parents yi rek la ñu impliqué dañ leen ne rek xale yi bëgg nañ def Mardi Gras maintenant libre à vous ku nekk daal loo sentir rek nga solo ko sa doom. yu bëri ñii ay médecin ñii ay militaire si suba rek benn parent de mu ma naan yow tey moom soxla woo escorte tey. niki ëllëg ci àllarba gi ci la carême gi di door Mardi Gras di firndeel ne des nañ koy waaj tey ca l'école bi wala sax fépp ca Sénégal foo mënti dem rek bokk na ci ndaw yoo xamante ni solal nañ leen ku ci nekk am na ka nga xam ne mooy sa royuwaay moom moo la gën a neex nga soloo ni mel. Habib Faye ca Ndarit noonu la ñu feete Mardi Gras bi la ca gën a fës ci mandarga amul xàjj ak seen ci xale bi chrétien la wala musulman ba tax loolu di firndeel ni Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar Ousseynou Diop Habib Seck ci leeral. feetu Mardi Gras bi ñu amal ko ci diwaanu Ndar Géej ci l'école yu bari nga xamante ni fii la ñu nekk xale yi daan nañu déguisé sol itam seen yére waaye tamit fecc way. tey dañuy def Mardi Gras. tey dañuy fo dañuy ree. dafa sol lu mu neex am na ñeen ñu sol joola am na ñeen ñu sol affaire wolof ñeen ñu déguisé affaire français ay princesse ay policière. ñoom jàngalekat yi kenn demul ñu des école des jeunes filles Boubacar Diop itam ñoom ñi nga xamante ñooy jàngalekat yi rafetlu bu baax a baax fête bi jàpp ni ñëpp ñoo ko bokk waaye tamit xeet yëpp dañ koy fêté. di fête ak sunu mbokk catholique yi journée Mardi Gras bi comme niñ ko xamee Sénégal diine yëpp benn lanu lu ñu am ñoo koy bokk ñooy bokk koor ñooy bokk korité et nous aussi ñu fas yéene àndandoo ak ñoom rek si lancé boobu. ci kàddu directrice bi lii day wane ni jàmm rek moo am ci Sénégal waaye tamit ñëpp dañu war a nekk benn rawatina diine yi.
fii dafa yëngu école jigéen école bi nga xamee ni que mooy école bi nga xamee ni moom rek moo nekk ci Sénégal école publique boo xam ne ay xale yu jigéen rek a fiy jàngee. ñu ñëw di fêter ak sunu mbokku chrétiennes yi li ñuy wax Mardi Gras ndax ñun sunu école ñi fa fi nekk am nañu ay chrétiennes am nañu ay sénégalaises am nañu ay mauritaniennes am nañu ay italiennes et cetera donc ñu ensemble ñu àndandoo ak xale yi ñu fêter Mardi Gras ak jàngalekat yi donc ñu fecc ñu. fête bi nag neex na lool ci xale yi way nañu fecc itam wane seen mbégte bu baax a baax. G20 dellu nañ ca classe ya fekki nañ syndicat ya dellu sa classe ya yëkkati seen mot d'ordre dakkal grève bi seen juróomeeli plan d'action la ñu toll woon ci ndaje gu matale ca Mbour la ñu jëlee dogal gi Abdourahmane Diallo Mamadou Gueye ci leeral. waa G20 fas yéene dàqulu grève bi nga xam ne dañ ko tàmbale jàngalekat yi ñu ngi woon ci seen juróomeelu plan d'action. boo amee avis Mbour dafay mel ni dafa niiro ni am nga avis Sénégal yëpp. donc ñu ngi koy defee Mbour li ñu koy defee Mbour ñu ngi koy defee feneen. léegi nag lan moo tax ñuy dérouler benn plan d'action defuñu ko ci maate yi nit ki boo nekkee grève mais bu fekkee ne da ngay waajal lever mot d'ordre ou bien da nga ko bëgg a wéyal dafa laaj nga dellu ci ñi nga xamante ne say nawle nañ nga déglu leen am seen avis mais doo jékki-jékki rek tëb nga ne daal lever na mot d'ordre dafa c'est pas respectueux. jàngalekat yooyu di xamle ni dëgg la nguur gi am na lu mu def waaye teewul ñu leen di fàttali yenn ci engagement yi nga xam ne jëloon nañ ko ci atum 2018. question décisionnaire yi bi nga xamante ne G20 caaxaanewu ko dafa bëgg au moins question boobu ñu régler ko définitivement mu am reversement maanaam décisionnaire yi dans les corps assimilés bu agent des agents fonctionnaires de la fonction publique. boo jëlee li nga xamante ne mooy lenteur administrative yi wala li nga xamante ne moom mooy surimposition sur les rappels ak correction CFE yi pour instruire yi mais y a un problème copie booy corriger dañ la ko war a fay moo jaadu. ci fàttali G20 bokkuloon ci négociation yi nga xam ne amoon na diggante syndicat jàngalekat yi ak nguur gi ci semaine bii ñu génn. Université Bambey professeur yeeg administration ba seen i njaatige foofu kon sagar ngi xeeñ seen diggante ndax lu bëri loo xam ni ñi ngi ko fay ñaxtu bokk na si wàllub mal gouvernance nee na yorin bu bon ci seen i kàddu ñoom professeur yi université ba Babacar Diouf Ndongo Ndiaye ci leeral. yorin wu bon moom moo lëmbe université Alioune Diop bu Bambey loolu de la professeur yi nga xam ne ñoom ñoo fay jàngale di tuumal ki nga xamante ni moom moo di recteur Mahi Diaw. dañoo nemmeeku depuis bi fi recteur bi nekkee dañu am ay problème ci wàllum doxalin ci wàllum gouvernance ak wàllu gestion. ci seeni ñaxtu nag mën nañ cee lim njorin wu ñaaw woowu tamit jël ñoo xam ne nii teguñu ci yoon ak budget bu doyut bi nga xamante ni dañ koy faral di gis ci université. bi ñu njëkk a mën a souligner mooy texte yi nga xam ne moom moo war a doxal université bi texte yooyu jusqu'à présent amul benn buñ ci appliqué ci niveau université de Bambey. budget bi dañoo nemmeeku at mii ñu génn état Sénégal dafa yokkaloon université Bambey 500 millions pour mu mën a àggale budget am pour mu mën a terminer année am donc pour wax ne 500 millions yooyu lu nécessaire la mais dañoo seetlu ne bi ñuy voté budget bi ren non seulement 500 millions yooyu consolidé wuñ ko maanaam bàyyiwaatuñ ko fi ndaxte xam nañ ne am na njëriñ mais ci ginnaaw loolu li ci yokku mooy budget bi fi nekk néew na néew boo xam ne 8 mois de salaire rek sur 12 la mën a couvrir. ci wàllum recrutement bi aussi maanaam ni ñuy utee ay liggéeykat gis nañ ne façon bi ñu koy defee leerul lëndëm na mais aussi respecté wul li ñuy wax procédure de recrutement. ci université bi nga xam ne am nañ ci UFR santé professeur yi nga xam ne ñooy jàngale ci UFR boobu de ëpp ñu juróomi nit. ñetti fan ci weeru mai bi ñu dëgmal danañu ubbi VDN 2 bi prolongement VDN nord bi deuxième section bi ñetti fan kon ci weeru mai embouteillage yeeg kon ñoomin seen jafe-jafe dem beeg dikk ba doon loo xam ni si ginnaaw usager yi dëkk fare foofu ca Cambérène amoo golf jàpp géejawaay ba tax na it danañu gën a yëwanal dem beeg dikk bi ci xew-xew bu mag bi ñu dëgmal ca Cambérène foofu ak 142e appel Seydina Limamou Laye reportage Cheikh Diop Pape Sangone Mbaye.
ñoom ñi lee nekk ci liggéey bi mu ñeel li nga xam ne nag moom moo di VDN 3 bi pont wi nga xam ne moom moo ñeel wàll wi ginnaaw ay at a ngi nag ñuy xaar lu ni mel itam dina mën a tax lépp lu ñeel wàllu dem ak dikk gën a yemb. gën a mën a permettre ñi nga xamante ni dañuy jóge Cambérène di dem Yoff ak di jaar ci yoon bi dinañ ci gën a mën a gën a gaaw ci demin loolu la ñuy njëkk a noté. infrastructure yi nu mu gën a bëree rek pays bi gën a développé parce que en fait ça va permettre à l'État et aux citoyens d'économiser de l'argent en évitant les embouteillages. pont wile dañ ko daloo ginnaaw ay waxtu des ci li nga xam ne moom moo di appelu ko Seydina Limamou Laye Al Mahdi jamono yi nag Cambérène noppi ngir dalal ñi nga xam ne ñoom ñoo di gan ñi. premier jour appel ñu koy célébrer ci Cambérène gan yi di ñëw jóge fépp Sénégal moo tax ñun suñu taxawaay en tant que maire ñu jël toutes les dispositions ànd ceeg les services de l'État donc yaatal tali yi 2 voies yi nga xam ni mooy entrée Cambérène ku fa jaar gis niñ ko désencombré niñ ko désensablé donc pour que mu am taar bi nga xam ni loolu mooy méngoog dayoo Cambérène te loolu dañ ko fas yéene wéyal incha allah Cambérène change xar kanam su ko defee incha allah gan yi ñëw sentir ni vraiment dëkk bi taxaw na. lépp lu ñeel municipalité bi desu ci ginnaaw benn yoon ndax moom itam jamono yi taxaw na temb ngir lépp lu soxal wàllu kaaraange ngir dem ak dikk gën a yemb ci file. lépp la nga xam ni dafa jëm ci dispositif sécuritaire maanaam ay jumtukaay yuy mën a tax nit ñi war a mën a jàll te du ñu am jafe-jafe loolu maire bi fas yéene ci taxaw liggéey ceeg AGEROUTE mais liggéey ceeg les forces de l'ordre pour que lépp luy panneau de signalisation mu am ci tali bi mais dispositif d'éclairage bi maanaam liy leeral tali bi aussi nit ñi mën a jaar. ginnaaw ay at askan wi di xaar lu ni mel lépp lu ñeel wàllu dem ak dikk ci ñi nga xam ne nag ñoom ñooy aw file jamono yi nag ngir rek ñu dem ca centre ville dootul doon lu jafe ndax dem ak dikk woo xamante ni dootul taggatéem bi benn yoon. dem beek dikk bi kon foofu ci fan yi ñu dëgmal dana gën a yéwén ca Cambérène ak pont bi nga xam ni dana sotti ñu jàpp rek ci wàllu jaww ji kon ak jaww ji dafa neexul jamono ji ba tax ñi nar a dem géej nañu moytu ndax ay vague yoo xam ni dinañu jóg ba weesu 2,50 m 2 mètres ak genn wàll artu yi jógee ci ANACIM di natt fi jaww ji toll kon nappkat yi nañu bàyyi xel bu baax loolu nga xam ni mën na leen indil jafe-jafe Abdoulaye Diakhaté ci wàllu woowu lay yëngu ci leeral. tey bi ñu analyser waatee situation bi dañoo gis ni situation bi day continuer mu nekk houle dangereuse bi ak vent fort bi nekk biir géej donc looloo waral ñu yokk alerte bi ba jeudi bii di ñëw le 3 mars 2021 léegi nag alerte boobu buñ ko émettre da ngay gis ni nappkat yi dañuy jot message bi léegi buñ jotee message bi dina leen permettre ñu xool ni carrément am na une situation météorologique dangereuse en mer comme ça ñu bañ a dem géej daal di jël seeni matuwaay yëpp bañ a dem géej comme pour mën a aar seen bopp waaye aar seen i jumtukaay aussi. Thiès la ñu jëm tuubaatul foofu ndaw yi nga xam ni dañoo am diplôme am jafe-jafe ci am xëy ñi ngi daal di jublu ci càmm gi rawatina béy yooyu nga xam ni gis nañ ci njëriñ lool ba jàpp nañ si créer seen ay entreprise di ci suturlu Cheikh Anta Diop say latir di ñu ci indi ay leeral. ñu gis ne yaram béy daanaka fi la ndaw ñu jublu rawatina ñi nga xamante ne lañ leen tàggat ci wàllu woowee ñu ngi ci dëkk bi ñuy wax Daaru Njaay nekk ci commune ab Toubatoul fii ay ndaw yu yor seeni diplôme ñoo ne dañuy bëgg a ñëw dugg ci secteur bi di yar ay béy ngir am lu ñu suturloo ndaxte nee nañ lii de métier bu yees la boo xamante ne baax na ci ñoom. dañu jël béy ndax dañu gis ne moom mooy le premier maillon de l'économie rurale. ñeent fukki xale ngi fi. dañu leen di incuber ndax xale yi bu ñu ñëwee lu mu néew dinañ feste xànc ak morom ma kon xale yi duñu ay étudiants yoo xam ne dañuy fay fii pour jàng ñoom dañ leen di fay di leen jàngal. te bu ñu noppee bariwaana école boo xam ne danaan ñëwal ma former la waaye boo noppee da ngay dem wuti liggéey. fii boo noppee entreprise bi moo lay jël yóbbu la tabaxal la sa gétt ak bopp gu mel nii. su ko defee nag topp la nag léegi di la dimbali ndax tey fi mu ne li ñu am ci ay xale yoo xam ne bëgg nañu dugg mënuñ ko yor. c'est la première cohorte. ki nga xamante ne moom moo tabb nag projet bi nee na nag lii am nañ ci ay jafe-jafe ca njëlbeen waaye tey jii de ndaw ñu bari ñu ngi ciy suturloo. béy wu nekk dana jur ñaari yoon ci at mi bu ngeen demee ba 1 an 2 ans cheptel boobu bu évoluer li ngi fi am ci ay F1
kenn du xam nu mu toll kon loolu alal ju réew mi wàcc ci gannaaw la. maa ngi ciy woo réew mépp pour ñu xam ne c'est le premier maillon de notre économie rurale. Eclosion ak ay partenaires ñoom nag nee nañ nguur gi nag war na taxawu ndaw ñi ci projet yu mel nii ndaxte tey jii mën nañoo jàpp ne ndaw ñu bëri ñu ngi ciy yëngu rawatina ci département bu. bu ñu jógee Thiès Cheikh Anta dañuy dem ba Kaolack ñeent fukk ak ñeenti artistes ñoo teew jamono ji ca Kaolack ngir 72 heures art et culture bu Kaolack muy xew-xew boobu ci gis-gisu ñi ko sanc dana suqali cosaan ak aada foofu ca dëkku Mboose Pape Mbaye Diaw Faly Gaye Alioune Badara ñi ngi ci leeral. ak Gemborsi dance ak ay jëmbe bokk ci li nga xamante nii moo gën a fës ci 72 heures art et culture yi ci Kaolack Alioune Badara ñu ngi ñu koy wooyee Black ji doon initiateur u événement bi di xamle ne li tax ñu organiser ndaje mi mooy fexe rek ba jiima relancer secteur culture bi nga xamante nii jamono ji sooxee na lool fii ci Kaolack. li ñu gën a motiver pour ñu organiser 72 heures art et culture bi mooy Kaolack ku ko dégg di nga xam ne dëkk culturel la Kaolack ku ko dégg di nga xam ne dëkku art la alors ñu gis na nag xëy na dem na ba fi mu ne nii mi ngi nax saay parce que lan la y a plus d'activité amatul festival amatul dara ñi nga xam ne ñooy artistes yi dañuy génn ci biti. ngir nag Kaolack daal di jëlaat place bi nga xamante nii moom la aman ci wàllum culture il faut que rek autorités yi daal di investir ci loo xamante ni day jàppale artistes yi. à part benn centre boo xam ne moo fi nekk muy Mbossé Dance Compagnie ak bi nga xam ne mooy centre culturel mais bëgg nañ loo xam ne tey Kaolack dina ci gis boppam ba ñëpp xam ne tey jii di Kaolack delluwaat na ci li nga xam ne mooy ville culturelle bi ñu ko doon wooyee ba dem na fi ne ni artistes yi sax xamatuñ fan la ñuy taxaw di dem ci ay Dakar wala ay Thiès wala fu nekk di fa wut talent pour mën a wane li ñu moom te alors que Kaolack kuy wut talent fii ngay ñëw. lu toll ci ñeent fukk ak ñeenti artistes yu jóge fépp ci Sénégal ñoo tase woon fii ci Kaolack ngir màggal 72 heures art et culture ndaje moom nag bari woon lool ay activités. tourisme religieux lu mën a nekk la ci Nioro jaare ko ci ziara annuel bi ñu jagleel Maba Diakhou Ba ak Mamou Ndari ren ji ziara bi am ci teewaayu maire bi siiwal ay mbébét Jim Momar Ba lay wuyoo moom mooy maire bu Nioro. ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci jiyaat bi seen i famille ñu ñëw di fàttaliku bés bi mu doon loo xam ne bët bu set rek muy gën a màgg comme somb du doon lu am importance loo xam ne aussi dinañ ci am yeneen projet yoo xam ne pour bés bi di ngeen ko gisee tey muy gën a màgg dañ bugg a defar fii benn salle de conférence bu mag a mag boo xam ne dina mën a accueillir événement bi mais également suñu gan ñu am fu ñu leen dëkkal ak aussi bien sûr ñu defar tata bi ñu defaraat ko ba pare am école coranique bi nga xam ne moom mooy doon daara moderne bi nga xam ne commencé nañ ko nag ci ay at programme boobu nag président de la république jiitu na ci joxe na ci sax ñun itam joxe nañ ci ñu ngi ciy liggéey am na suuf boo xam ne dañ ko war a jënd rek ci loolu moom moo des pour que ñu def projet boobu. conseil départemental def na aussi communiqué ne moom dina ci bokk kon tam day doon loo xam ne dañ koy rafetlu mu doon loo xam ne dina jëriñ parce que Nioro quand même mooy capital département bi moom itam aussi mooy capitalu jiyaat Sénégal su ma ko mën a waxee noonu moom fii la yëpp soxee donc dafa war a am benn gis-gis bu ñu koy gisee dafa war a am foo xam ne dañ ko fa teg ba nga xam ne li nga xam ne ñoom ñu ngi ko doon def ñu xam ne tey islam moo fi dox ñu xam ne aussi que ne liñ doon def am na ñoo xam ne ñu ngi ñëw di ko rafetlu di ko fàttaliku di ko taaral di leen ci ziare. ay wa am diggante Ukraine ak Russie jamono ji ñuy àddoo 26 ci ay doomu Sénégal génnee nañ Ukraine ñu rawale seen bopp dem ca Pologne kilifa yi fare ca ambassade ba teeru nañ leen ñu jàpp ni jamono ji am na fanweer ñoo xam ni ñoo ngi des Ukraine ci doomu Sénégal yooyu muy Sarr indi ciy leeral gannaaw laaj ak tontu gi dox digganteem ak Chérif Dia. donc entre 2020 ak tey li ñu defee fichier boobu effectivement gis nañ ne de la centaine dem nañ ba nekk 65 maanaam benn fukk ak juróom yoo xam ñoo fa nekk ñooñu moom dañoo am seen coordonnée xam aussi yan ville la ñu nekk donc ci 65 yooyu am nañ ci fukk ak juróom yoo xam ne jóge nañ Ukraine ba fukk ak ñaar yi ñoo ngi Pologne ñett yi sax dem nañ France. hier aussi wax nañ ma ne
am na ambassade moom ma ko wax mun na am na ñeent sénégalais yoo xam ne jóge nañ Ukraine ñëw ba ca frontière ba donc ñoo ngi xaar peut-être fii ak ngoon ñu mën a traverser pour egsi yeneen ñi aussi ñoo xam ne mooy 36 yoo xam ne ñoo des foofu am na ñoo xam ne aussi dañoo am ay soxna wala ay jëkkër mais soxna si ñoo ëpp yoo xam ne ay ukrainien la donc ñooñu aussi nee nañ am na ñoo xam ne ñoo ngi côté frontière ba am na ñoo xam ne aussi dañoo nekk pour le moment mën a guñ déplacé wu mais fu ñu nekk ay lieux sûrs la am na ñoo xam ne sax dañuy jëm ci côté ouest bi pour toog foofu mais adduna gi yëpp mënul mobiliser wu pour xeex loo xam ne c'est injuste moom la ñu wax après au même moment ñu bëgg a tëj seen bët ci ay actes yoo xam ne acte raciste la jëmale ko ci ay africain parce que ay nit yu ñuul lañ wala parce que ay africain la loolu kenn mënu ko nangu droit international permettre ko et je pense que c'était extrêmement important que président Macky Sall boo xam ne moo jiite Union africaine ak président Moussa Faki ñu yëkkati seen baat ne que lii moom bu amee na fa yem. ci wàllu basket la ñuy jeexal ak Dakar Université Club gulet mu nar a bokk ci. ñaareeli édition basketball Africa League ñi ngi ko jàpp juróomi fan ba fukki fan ak juróom ci weeru mars bi ñu nekk nii lay seen mbébét mooy yegg ba ci quart de finale yi ñoom champion du Sénégal yi Cheikh Sadibou Diarra ci leeral. Dakar Université Club mu ngi ci wàccaay yu mujj yi laata basketball Africa League bi di door mu nekk ci Sahara conférence bi ak yeneen juróomi club ñii di représenter Sénégal pare. ngir amal taxawaay bu rafet ci jongante bi ñu jàpp ko juróomi fan ba fukk ak juróomeeli fan ci weeru mars bi bool bi waaw ñu ngi koy waajal de ñu ngi koy waajal normalement ma yàgg nañ ci préparation yi depuis saison bi on est prêt mentalement physiquement les rectifications rek la ñuy def. DUC bii jënd ay joueurs yu bees amul lenn lu muy ragal ci compétition bi. on a des joueurs capables expérimentés xam nga yu mën basket yu xam basket ça sera pas facile nag mais incha allah rabi dañuy dem si tournoi bi rek ak xel bu dal xam nga liñ liggéey xam nañ ko doy nañu donc on est prêt daal incha allah rabi. su fekkee ni guleet bu bokk ci basketball Africa League bi DUC am na mbébét bokk ci juróom-ñetti club yi mën si ñaareeli édition bi. suñu dëkk lañ nekk suñu supporter mën naa wax ni ñoo fi ëpp donc dañuy ñafe rek basket la incha allah rabi gëm nañ ñu war nañ mën a qualifier quart de finale. am nañ capacité équipe bi am nañ joueurs yi am nañ mentalité bi am nañ envie bi donc. ñaan yàlla wér rek compétition bi tàmbali ñëpp ñaanal ñu xam nga topp suñu ginnaaw incha allah rabbi ñu def liggéey bi de. gaawu bii di ñëw le DUC di amal jonganteem bu njëkk muy laale ak club bu Guinée bii di SLAC ndam rek moo ko ci war ngir mën wéy ak confiance ci li des ci jongante yi. Cheikh Sadibou Diarra jërëjëf jërë ngeen jëf yéen it mbokk yi àndoon ak ñun ci xibaaru marax yi nees tuuti rek Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Chérif Diop dina fi teew xibaar yi ci nasaraan lay yaatal gannaaw gi ñu dellu si waat mottaleek soir d'info ci nasaraan ci kattanu borom bi.